gratuitement loolu dañ ko war a valoriser nit ki di wax li mu bëggal boppam di xalaatal boppam di jël boppam à charge parce que asgor warul am soxla ay détails dem ci moroomu nawleem di ko wax pour mu rendre ko service ci loo xam ne moom mënoon na ko defal boppam waaw kon Blinky vision bi mu génn nii dafa ànd ak jamono waaw moo tax loolu da nga ci mën a ànd ak say njaboot yëpp ngeen bokk ndax ndam rek ngeen ci am liggéey ak jaamu yàlla moo ñu indi sur terre waaw kon bu ñuy dee idéologie boobu ñu créé mouvement jàppoo taxaw askan bi ñu nekk fi ci Jokkul ñun ñu nekk Darou Rahmane gis ne ñoom vision bi ñuy def ñun ñoo bokk benn gis-gis ñu ne dañuy boole mouvement takku liggéey suñu gox ak mouvement jàppoo taxaw askan wi ñun ñu nekk benn mission boo xam ne ndax changement bi ñu war indi Tëngéej mooy nit ku ne leen liggéey kenn nit warul toog di xaar kenn pour mu yóbbaale. yëngatu te ñu ngi la ciy gërëm ci délégation bi aussi ànd naa ci sama présidente GIE muy Adel Senghor mu nga ne la présidente mais du ma wax ci mouvement bi te waxuma sama xarit sama doomu ndey Fatou Bintou Diagne mu nga ne la toog jóge ba baax ñi maa ngi koy gërëm di ko sant ne daf ma woo téléphone ne ma duggal ci mouvement bi te réccuwuma ko gis tamit à l'endroit vraiment kii bi ngeen ma kii placé vraiment à ma haute personne maa ngi leen si gërëm di leen ci sant ndax jigéenu Diourbel boo leen fekkee ñu jóge tool witt seen gerte di ko dajale xawma comment on dit dajale ko def ko ay taa wax ko yóbbu marché kii ko witt ko war ko yóbbu marché boo bàcc ko dem jaayi ko nga xam ne fu ñuy jóge ba ci à l'usine amu ci lu bëri ay jàmbaar lañ. tey nag man dama fi ñëw représenter le ministre d'État Ismaïla Madior Fall en tant que son attaché de cabinet le chef de cabinet sax moo waroon ñëw mais dafa am empêchement de dernière minute mais comme man je suis membre du mouvement parce que je suis membre consultatif je suis un consultant du mouvement ma gis sama bopp trop c'est li nga xamee ne yéen a ngi koy def kon buñ ma yónnee fii damay sawar ñëw ma wax ne li ngeen di def nii actuellement loolu la Sénégal di liggéey loolu la Sénégal gëm ne réew mi noonu la war a doxee ñëwoon naa fi ci benn réunion de préparation ma ne leen kenn mënul liggéey te amuloo ay jumtukaay heureusement que yéen ngeen comprendre loolu xam ne que jigéen ñi liggéey bi ñuy liggéey dafa metti ni ñu koy liggéeyee dafa metti il faut que ñu am ay jumtukaay pour yombalal leen liggéey bi état du Sénégal comprendre na loolu moo tax ngay dégg tey ñu ne ministère de l'agriculture et de l'équipement rural parce que soo amul jumtukaay la nga war a liggéey mu yaatu doo ko man parce que am na loo xam ne illeer mënu ko ay machine ñoo ko am man moo tax fan yi ngeen gis président de la république ci tournée agricole bi ngeen gis ko ci àll bi muy yóbbul baykat yi ay matériel te loolu yàgg na. ba ma toogee ak moom ñu waxtaan dañ ma booleeg moom ba ma toogee ak moom ñu waxtaan ay nit teewee waxtaan bi moom ñi mu àndal man ak sama njaboot sama doom bu góor ma gis ci moom lu ma gisul ci kenn dégg ci moom lu ma déggul ci kenn du borom njàng du borom alal muy lu mel ni lii ma ne ko nag boo bëggee liggéey mën a ji jarul nga si tardé parce que mën a ji bari na fi yàgg na fi ci kenn gisul pus lu mu néew jëfal boo jëfee ñu gis rek doo seeti kenn dañ lay seeti ma xëpp sama bët di ko xool mu nekk ko am waajur am kilifa loolu moom maa ko constaté sama bopp fii ci kër gi ak i bokkam boobaak léegi delluwul gannaaw benn yoon xàddiwul benn yoon xaarul am xaarul ma sàmba xaarul ma demba man mii xaarul ma lim nañu léegi li mu fi jot a def waaye defe naa programme am ëpp na loolu. population ak ñi nga xam ni dañu jàpp ne dañu war a yëngul askan yi lii mooy tey mooy weddi lépp lu jëm ci affaire parti politique lii moo ko nara fi mu nekk nii lii moo ko féete kaw. nga xam ni ñun ci suñu bopp xam nañu suñu ay soxla xam nañ lu ñu bëgg xam nañu fi ñu jëm ñoo war a toog lijjantil suñu bopp ba xam lan mooy suñu soxla ak naka lañ koy fajee. keneen kuy ñëw di ñu jàppale daf ñuy encadrer rek mais muy initiative bi di jóge ci ñun. il n'est plus question que des gens yoo xam ne dañu am ay carrières yoo xam ne dañu nekk ca kaw di décider pour ñun
ñun ci suñu bopp ñoo war a décider soumettre leen ko kuñ ci mën a jàppale ñun jàppale ko ci lii mooy patriotisme lii mooy engagement citoyen te Blinky ci loolu la nekk suba ci la nekk guddi ñun aussi ci loolu la ñu nekk suba ci la ñu nekk guddi yeneen mouvement aussi noonu moo tax tey il est temps que lii war a nekk benn déclic boo xam ni dana fexe ba mouvement yu mel ni xeetoo comme mouvement yi yëpp joxante loxo di jàppalante di dimbale jigéen ñi parce que di leen jël rek di leen dugal ci ay car wala di leen yóbbu ngeen di dem defi ay politique bu ñu paree ñu jox leen ay sandwich wala yu demee noonu loolu il faut que mu tàkk. bu ma la teeloo la gis sax du ma wax yow yaay wax ku baax la ku gore la fu dégguñu ni mbir nga fa ci yëngu-yëngu activités yi rek di nga fa gis loxo mareetu mais damay présenté wu ni man dama bokk ci mouvement takk liggéey sunuy gox ñu nekk ci téeméeri nit ak lu topp booy xool jigéen ñi ñoo fi ëpp ñu dëkk Daaru Rahman maanaam Rufisque Nord ñuy ñaan yàlla di ñaan Omar Blinky que lii nga taxawal fii ngeen fexe ba indil ñu ko fee nga xamante ni mooy Daaru Rahman di Rufisque Nord parce que jigéen ña fa ne gis nañu suñu xëyee ñu ngi ci marché bi dañuy bay ba ngoon ñëw di jaay mais li leen manqué mooy lu mel nii te defe naa ne lu mel nii buñ ko amee fatubar fakal la macha allah seen jëkkër yi dinañu noppalu te lii kat nekk na loo xamante ni yàlla na ci yàlla def jàmm. damay daaneel ni sëñ Touba dafa am lu Musa wax nee na ku fonk dugub ma fonk la ku fonk njël li ma fonk la te dugub ji kii lan lay soq muy dugub. machine wol la dañ koo móol defar ko ba mu rafet. bu njëkk da nga daan soq dugub ji di tuur mu nekk loo xam ne dañ naan kenn du ko jéggi kii nag dañ koo modéré day soq di wol di def lépp kon lii bi liñ ci def daal ñu ngi ñaan yàlla yal na sax ak jàmm fi may daal ne le président nee na daal mi ngi leen di remercier fa mu nekk nag yàlla ma ngi ko fay defal jàmm ba incha allahu rabbi léegi mu ñëw mais na ngeen tàllal loxo yi gën koo ñaan la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yow monsieur le maire Alioune Dafa am lu ma wax ci yow ni ma yow da nga nekk koo xam ne par exemple acteur de développement ci commune bi te commune am bii dafa doon commune boo xam ne dafa bëgg ay rakam yëpp mu waxtaan ak ñoom ñu àndandoo bokk liggéey loolu tax maa lay xamal ni la ci bi nga def bi du rëy la def ci nga def nii def du rëy la parce que wax dëgg yàlla moom waroon présenté fii ñëw jàkkaarloog yow wax la li mu la war a wax mais malheureusement dafa am opération ci fan jëlee loolu tax mënu fi ñëw mais nee na mi ngi lay gërëm di la sant kontaan na ci yow te wax dëgg yàlla commune bi liñ ci def mu waroon ko def nga koy def kon yow teg na la bopp te bu soobee yàlla lépp lu mu ci mën dana ko def. mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am na kontaan lii ñu Omar defal tey parce que fi a tell ci ñun ci Ndokeen ndax ku xam Ndokeen xam ni lii yàgg na ci ñoom ndax ki nga xam ni mooy waajuróom bi Baye Bëgg ma Diop moo nekkoon le président des ñi rawante gaal yi moom moo nekkoon président te loolu amoon njëriñ la woon ci lébu yi Tëngéej bu ma sax lébu yi Tëngéej mais lébu yi fii ba yéen ba Ngaparou yëpp fierté la woon muy Baye Bëgg ma Diop bon bu ñu amee ku mel ni Omar Diop nga xam ni doomam la yëkkati lu day nii vraiment ñun am nañ ci kontaan gu rëy ndax xawoon nañ ñàkk xawoon nañ ko manqué tuuti te ci taxawaay yu mel nii caw kon boog dama koy wax rek ci turu kilifa gi muy Madiabel Diop nga xam ni tey jii moo fi nekk xalifa Ndokeen ci turam laay waxe tey nga xam ni kii di Omar Diop tey vraiment ñun sagal na ñun waa Ndokeen. tey ndaje bi daf ma neex lool ndax dama ñëw fekk fi sama ay nawle jigéen góor ñi nag bu ma kenn mere mais nag tout temps dañ may wax ni ma dama féministe parce que lu tax loolu dama gis que ni jigéen ñi jàmbaar gi ñu nekkee ci réew mi foo dem fekk fa góor mu toog jigéen a ngay def li góor ga def mbaa mu raw ko li muy def kon yéen jigéen ñi gàcce ngalaam di nuyu baax seen coordonnatrice bi nag wane ni bu ngeen xoolee kii fi mu jógee rek tey mu jaral ko mu déplacé mu ñëw ngeen xam ne jigéen ñi dañu am Pastef madame la coordonnatrice maa ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal di nuyu nag bépp délégation bi fi toog
suñu partenaire l'association Ñofar maa ngi lay nuyu monsieur Guèye maa ngi lay nuyu ñëpp di kontaan lool tey ci initiative bi monsieur Diop jël man day wax dëgg yàlla dama ne lii si ngeen ko defee man mii ngeen ko defal ndax le département de Tëngéej buñ ko joxee jigéen yéen ngeen di samay càmmiñ taxaw sama wet di indi lii ci département bi man sant yàlla laa koy tuddee ñu leen di tàllal loxo di leen wax nag ni ñi ngi gën a ubbi suñu xel ubbi suñu xol di xool di fas yéene ànd ak yéen liggéey ak yéen ci département bi parce que nag comme son excellence dafa teg benn programme le plan Sénégal émergent man l'émergence maa ngi ko gis ci jigéen ñi parce que bu ngeen xoolee jigéen mooy jur mooy éduquer mooy yor kër waa ji mën na joxe dépense 5000 francs ndaw si teg si 10 000 francs parce que jigéen dafa bëgg waaw góor kon gàcce ngalaama jigéen ñi. ñu gën a mën a noppalu nañ defar machine yi mooñ cere nañ defar machine yi tey même dinañ defar machine yi même machine yi nga xam day tey cere 200 kilos par 30 minutes da koy tey 200 kilos ñun dañ koy defar am na yeneen ak yeneen yoo xam dañ koy defar parce que li ndaw si wax rek boo gisee ñu ne émergence faaw artisan yi jóg jéem a dugg ci émergence pour dimbale jigéen ñi parce que ñëpp xam nañ ni léegi famille moderne lañ ne te famille moderne bu amee faaw artisan jóg mooy dimbale leen ci yu bëree bëree bëri moo tax boobu la ñu góorgóorlu ñu ñaan na comme yéen ñi fi nekk président ngeen mu ngi jàppale ñun artisan yi mais mu gën ñoo jàppale parce que jamono yëpp ñun ñoo ngi jéem a xool nu ñu def benn mouvement pour artisan yëpp jóg xool nu ñuy taxawee ci émergence réew mi ci mbirum bay jamono yi defar nañ benn machine boo xam ni moom fas dootul bayati moteur mooy bay ñun artisan yi ñoo ko def jox nañ ko sax daam jóg le ministre ñoo ngi ñaan daal ngeen wax ñu président de la république mu jàppale ñu formé nañ benn association ba ëtt artisan yi lay doon dem na ba jur le grand groupe ñun ñaan ngeen dem bu leen jotee le président ngeen wax ñu ko. Et une unité de saponification dafa jigéen ñi formation après utal leen outil de travail loolu mouvement MJTA dina ko créer incha allah su ñu amee partenaire yu ñuy jàppale yooyu yëpp dinañ ko def au niveau du Sénégal parce que nous avons des coordonnateurs à Diourbel Louga Ziguinchor ñooyu waroon lañ ñëw mais xam naa taw bi moo leen téye quoi donc monsieur Moustapha Gaye oui ñaan yéen avec les partenaires ngeen jàppale ñu ci loolu que ñu mun a jàppale les femmes là pour que le Sénégal mën a développer benn jigéen du dem di ñaan fenn ku nekk yaay liggéeyal sa bopp parce que l'huile d'arachide ñun mën nañ ko defar parce que nous sommes des techniciens xam ne nañ lañu defaree nan la ñuy presser nan la ñuy filtrer donc on demande aux gens ñu jàppale ñu ba loolu mun a taxaw donc loolu laa amoon lu may yokk ci sur les machines là donc daal ñu ngi ñaanal ñëpp partenaires yi ñëw jàppale ñu continuer suñu mission je vous remercie. Merci. ma gis vraiment son engagement surtout li ma gën a noté si moom mooy ñàkk keñaanam te lii présence wu ñi fi nekk wane nag monsieur le maire am na fi un représentant le député Souleymane Ndoye am na fi un représentant y a même d'autres personnes qui sont venues d'autres horizons pour ñëw jëmmal bés bii nii loolu nag day wane le caractère ouvert de l'homme mais aussi bëgg-bëggam parce que mouvement bi mu taxawal nii damay wax ne tur wi rek acte bi mu def daf ko jëmmal taxawu askan wi semaine passée il y a 2 semaines dama dem seeti ay soxna fële jokkul ñuy waxtaan ñu ne ma ñun dañu sonn si ñu ñuy buub dañuy dugal si ay kaar dañuy yóbbu dañuy jox ay 2000 ñun dañu bëgg liggéey te ku ñu jàppale suñu liggéey bi ñu jàppale la dafa mel ni loolu Omar Diop il a compris ce message wax nañ ko sànq fii nii le président de la république ku nekk gis na tournée bi mu mujjee def matériel bu bëri bi mu jox le monde rural lii état bi moo ko waroon def donc suñu gisee koo xamante ni doomu Tëngéej la bokk si rawante si mu nekk doomu Jokkul mu jox pour taxaw à côté de l' état lii nga xamante ne état bi moo ko waroon def mu jël alalam jël xam-xamam jël tempsam parce que lii aussi ça demande beaucoup d'énergie beaucoup d'engagement mu jël loolu lépp def ko si lii nii man damay wax ne yow Omar état bi amal na la ngërëm le président de la république amal na la ngërëm parce que li nga def nii tey suñ jëloon koñ bu nekk rek kenn nit engagé wu pour def ko fa gëm naa ne incha allahu rabbi kon suñu développement mën nañu wax ne parce que ñun loolu lañ gëm aussi
le développement du Sénégal passera par l'artisanat. tey jii nii mbir yu ñuy dajale nii di ëpp ay machine pour daam yi foofu la industrialisation di soxeekoo industrialisation nag su ñëwee développement door a ñëw donc Omar vraiment ñu ngi lay remercier bu baax damay wax ne sax li mooy yéene dëgg-dëgg sama xol mënuma ko wax mais daal xamal ne ñun personnellement ñu ngi lay bàyyi xel te fépp foo xamante ni aussi tamit sa mouvement bi woo nañu fa ça nous fera le plaisir ñu ñëw nekk sa wet. Nous remercions aussi au passage vos partenaires si présents et bon comme vous l'avez si bien dit, tout le monde l'a dit aussi, nous votons du mouvement Monsieur Omar Diop Blinky à l'endroit de cette grande dame du côté des HLM Rufisque. Yeah.